ma bëgg mbokk yi gërëm bu baax kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci association du troisième âge rawatina siège bi ñu tudde ko suñu wayjur di góor gi Naatago Diagne nga xam ne taaw mi ngi liggéey fi ba tey jii bokk ci mairie bi xëy na ci ñoom ñu ci bëri xamuñu ne kooku wayjur la ci man te dama yàgg wax ne réew waxantuma la ak dëkk mu dul toppatoo ay magam ay ndawam duñu sawar donc di toppatoo mag ñi di leen gunge di leen taxaw di leen tette di leen jàppale dafay tax ñi nekk ndaw gis seen bopp ci mag ñooñu en se disant que bu ñu sonnalee dëkk bi sonnal Sénégal bu ëllëgee bu ñu tolloo fii Sénégal ci boppam dinañu taxaw kon nous avons tous intérêt à toppatoo mag ñi kon ville bi maa ngi invité administration bi ak ñi ma bokkal conseil bi à prendre initiative yi ci war pour accompagner non seulement association boobu mais même mag ñi nga xam ne nekkuñu ci benn association defe naa dégg ngeen fi ñu wax leen ne ñu ngi bugg a taxawal centre de gériatrie centre de gériatrie boobu fondation Sonatel ñoom ñoo koy financé terrain bi dafa am ñaari terrain état bi moo leen moom fële ci sud stade état bi moom leen jël leen jox leen ville de Thiès ngir ñu def ci ñaari projet benn bi jëm ci xale yi ndax xam ngeen ni depuis juróomi at ñi ngi xeex pour xale yi ne ci mbedd mi ñu wut kër xale yi ngir ma leen caa yóbbu Antoine mii ngeen doon dégg màgg daan di ko tudd Antoine jóge na France ñëw di def stage fii jëlaat projet boobu ñu defoon ci kër xale yi def ci liggéey bu am solo ba nga xam ne projet boobu suñu ko àggalee waa Sénégal ci boppam mën nañ cee jànge ba ñu yaatal ko mu am ci dëkk yépp ndax benn kër xale yi kese mënta régler problème mu xale yi ci mbedd mi ci Sénégal yépp waaye nous avons voulu donner le bon exemple à ce niveau mais projet boobu comme projet bi ñuy def pour mag ñi fu ñu leen di faje ñaar yépp li leen gàllankoor mi ngi lié ak question suuf bi nga xam ne li ci ëpp dama koy mujje incha allah ci sama tontu mais d'ores et déjà mën naa leen wax ni maire commune ouest doxale nu mu warul doxale ci suuf moo waral ba léegi ñaar yooyu amagul te di waxtaan ak ay kilifa di daw histoire moo waral ñu taaxirlu ngir bañ coow ak loo xam ne bu amee dafay dàq ñi nga xam ne ñoo jóge feneen bëgg jàppale Thiès ndax bu nit ñëwee bëgg la jàppale dégg coow ñii naan place bi dina fi amee du fi amee te du xamul nu mu demee loolu mën na ko dawloo fekk léeg-léeg mu am suuf soo xam ne nit da koy dikk nit walla ay nit léeg-léeg nit encaissé avance bu ñu yégee ne am na luñ fa nar a def luy tax la ñu encaissé woon avance ñu nar leen a topp boobu moytul kaso fekk leen ca ñooña lu ñu man mobiliser ay nit yoo xam ne xëy na seeni militant lañu ak yeneen pour gëmloo ne population yi ñoo d'accordul ca projet boobu daañ ko def ku xamul nag ci biir jaxasoo boobu nga defe ne projet bi population yaa ko bëggul mais naka la population wu Thiès mën a bañee kër xale yi naka la population Thiès
mën a bañe ñuy defar centre de gériatrie boo xam ne mag ñi dañu la doon bërëb boo xam ne exclusivement pour ñoom lañ fay faje ñépp xam nañ ni mag ñi du ku nekk moo leen mën a faj bëri na mag ñoo xam ne seen feebar dana leen gaañ ngir na muy bindoo ak na muy demee rus di ci wax ak i nit ak ñenn ñi di leen seet ñu seeni moroomi doom ak yeneen tax na mu jaral leen wéyeeg loolu te centre de gériatrie boobu bokk na ci li muy def loo xam ne dina mën a fexe ba indi mag ñooñu soulager leen ci sutura ci teggin en respectant seen dignité. Je tiens à avertir le maire de la commune ouest. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. Nous avons saisi ñi ñu war a saisir ñépp boobaak léegi dañ ne teg mais ci suñu kanam bu ñu gisatee leneen lu nuroowul ak teg danañ jëfe neneen incha allah. wàllu hôpital régional bi muy am daa fekk ma nekk ci biti fa ma nekk def naa ci ay jéego ba mbir mi war a saafaraw dox ci docteur Diassé wax ak moom baaxu mii laa yebal ci docteur Diassé ma ne ko boo demee nga woo ma nga paas ma ko ma wax ak moom bañ ba mu nangu ba mu waree dem pour jëfe loolu ca la tombeek leneen xew ca biir hôpital mu dégg dara jàpp ne dañ koy menacer mu dem porter plainte affaire bi empiré maa ngi ñibbi si samedi ci guddi boobaak léegi maa ngi ciy dox ay jéego ñépp xam nañu ne tey ji ñoom tribunal la ñu yendu docteur Mbodj ak Moussa Fall lañ fa yóbbu docteur Mbodj bàyyi nañ ko Moussa Fall jàllale nañ loolu nag boo ci bëggee dox te mu doon problème bu complexe loo xam ne lu ci bëri day relever ci responsabilité wu directeur bi jóg ak am acte yu mu posé am ñu ni d'accorduñ ci acte yooyu soo ci bëggee dox doo ci wax ju bëri ndegam saafara ngay wut doo ci wax ju bëri mais ñi ma ciy waxal ñépp muy liggéeykat yi muy ñeneen li ma leen invité mooy ñu bàyyi xel ñi ciy loru parce que nee naa leen quel que soit yéen dëgg bu ngeen am ñi nga xam ne ñooy loru ci loolu dara lañ deful ndax ki feebar ñëw di faju tooñul kenn kon nañu fexe ba lu ñuy saafara ñu seet nuñ koy saafara te bañ a léser les populations. C'était mon appel en tant que d'abord maire, en tant que président du conseil d'administration de l'hôpital, mais également c'était mon appel en tant que Thiessois et en tant qu'être humain tout court qui souhaite que l'hôpital puisse refonctionner normalement sans que les populations qui ne sont impliquées, concernées, ni de près, ni de loin, par le conflit actuel, ne puissent pâtir de cette situation. Loolu laa wax ak nit ñi te duñ ci noppee dox incha allah danañu continuer di ci dox ànd ko ak kilifa yu ne ci biir dëkk bi amoon na loo xam ne docteur Saïd qui m'avait représenté lors de la dernière réunion du conseil d'administration bi ma fi nekkul woon mu présider woon ko ànd na ko ak ñenn ci hôpital ñu dem ba seeti famille yu kenn ci yi nga xam ne protagoniste la ci crise bi loola ñooñu noppiwuñ di ci dox mais ñu ngi ñaan ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi nu may nu buntu dox ci te ñu doxal service yi ngir nit ñi nga xam ne ñoom lay metti ci ñoom te tooñuñu kenn ñooñu mën a jot seen àq ak seen yelleef. maintenant li may wax ci foncier bi dafa fekk daa am lu daan am tama xam ko mooy dañuy saax-saaxee suuf si man bi may ñëw damaa fekk ay plainte yu nekk fii ci justice bi yu jëm ci wàllu suuf ma ne kon dinaa ni teg bala ñu fay séddale benn suuf day leer
wax naa leen léegi ci lu jëm ci lotissement wu Poñen Thiapong nga xam 10 ans traîné na ko mais booba pour ñu eggale ko dañ ko eggale ci condition yooyu avec transparence bi ci war yépp mais loolu ñooñu dëkk foofu ñoom ñoo ko moom lu ca génn ñoom ñoo ko mayee te ba mu ko mayee wax naa leen fu mu jaar ma ñëw fii ne leen suuf si man leen président moomu ko gouvernement moomu ko gouverneur moomu ko préfet moomu ko maire moomu ko conseiller moomu ko waaye ku ne nag ak population yi am nga ci droit ma ne sama wàllu bopp nag man bëgguma man am naa ci droit de mais bëgguma mais man leen li daan xew mooy comme commission d'attribution ku amul demande doo am man leen ay ñi ko daan def dañuy def ay demande fictive seet ay nit laaj leen seen carte d'identité defar ay demande seen tur te ñooñ duñu xam sax lu tax ñu laaj leen carte d'identité mu am ay demande ci seen tur ñooña fexe ba ñu attribuer tur yooyu yépp ñu dajalewaat yooyu yépp fexewaat ba jaay ko lekk xaalis bi man leen pour bañ loolu képp koo xam ne nekk nga Thiès te bëgg suuf am ci droit defal demande mu ne fi ma ne soo ko defee mu ne fi boo ko defee mu ne fi bu boobaa su fekkee ne dafa war a am commission d'attribution parce que am na fenn fu ñuy séddale suuf kenn du la mën a wax ni mënoo cee am parce que amoo demande loolu laa leen wax fi kon ku bëgg na def demande am mu ne fi ba suñ koy àtte ñàkkal suba duñ ko àtte ñàkkal parce que amul demande ak carte d'identité ba ci war a nekk ba demande yooyu amee ay nit di wax ci dëkk bi arrêté leen ko ma ne kenn arrêté wul ku bëgg na demandé mais suñu amee fenn foo xam ne dañ faa war a séddale ñu ni téeméer la 500 la 1000 la xam nga te fekk mu am 5000 demandes xam nga ñëpp duñu am ak quelque soit noo ko séddale mais au moins ñooñ di am ñi ci ëpp suñ defuloon demande duñu am loolu mooy leen maintenant ci diggante bi lan moo fi am lu nit di joxe wax naa leen Poñen Thiapong mu am fi lu ñu tuddee ay poche mu doon ay terrain yoo xam ne ca façon yooyu ca at yu yàgg yenn ay 1980 dañ leen a attribué woon ay nit comme ci façon boobu la woon réer na kenn xamul sax kan lañ ko attribué woon réellement léegi gars yi def recensement ba ni nangami poche mu ngi fi nañ ko séddale ñu bëgg ko séddale entre kilifa yi dëkk bi maa lànk am na autorité yu mu neexu la dañ ma ciy xeex mais sama yoon ci loolu man parce que ragaluma ku dul yàlla man maa wax ni suufu dëkk bi kenn du ko njubla am na Sénégalais bu toog fee di Saliou Ndiaye ñoom seen koñ di grand standing mas nañu daje ñu interpeller ma woo ma ne ma fii ñu prévoiroon pour def suñu poste de santé bi dafa am ñu fi bëgg a tabax ay kilifa yu mag nag ñu xam yoon ñoo fa daje ci kër délégué de quartier te ñooñu bëgg a def loolu ñi ñuy tuddee kilifa lañu man leen yéen ab njublañ su ñëwee bëgg a tabax ci terrain bu mu moomul yéen ñi moom terrain bi te bëgg faa def lu baax du ngeen ñëw tabax yow sàcc bi mi ngi ñëw bëgg a tabax ci sa biir kër te yaa ko moom bu amee droit moom mi ko moomul di tabax sa biir kër yow mi ko moom doo tabax loolu laa leen wax dama leen gis nga loolu dafa am loo xam ne fulla moo koy régler en attendant que yoon bi régler ko parce que bu fekkee ay nit yoo xam ne dañoo bokk si ñi yore yoon dañoo bokk si njublaŋ boobu c'est-à-dire li wér te wóor mooy fulla moo koy régler loolu laa leen wax du dëgg pourtant ay nit dem nañ fi bañ ne maatee ñoo am poste de santé mais li ci xew xam nañ ko loolu mooy li am poche yooyu dañoo toog def recensement commune ouest ñu ni nangam la léegi nangam lii
kilifa gii temps lañ ko ci bëgg a jox bii temps temps de sëriñ yi lii lañ ci leen ci bëgg a jox temps de magistrat yi lii lañ leen ci bëgg a jox tànn ci ñett wala ñeenti journaliste ñoo xam ne dinañ leen ci jox ñu ni maire bëgg nañ ko jox lii président conseil départemental bëgg na ko ma ne du am parce que moomuñu ko loolu mooy li am yaa ngi dégg léegi ma ni pourquoi bu ñuy def recensement ñu koy yemale ci commune ouest nañu xool dëkk bi yépp fu ci am poche ñu seet mën na am du yem ay 90 ak 100 mën na am mu nekk 500 mën na mu nekk lu bëri bu ko defee booy séddale du ñàkk kilifa am ci mais du kilifa kese moo ci am du ma def sama signature ci lu mel noonu population yi toog fi soxla ay kilifa kese di ko am je refuse su dee loolu mooy tax du ma nekkati maire bu ma ko nekk waaw yaa ngi dégg léegi kon ñu am receveur des domaines bu bees ñu waxtaan ci mani ko nañu def recenser lépp ñu xam ñaata la man xam naa ñaata nit ñoo fi déposé gun demande pour bëgg nga boole ko nag ak li président diggee ci foofu ñu doon tuddee forêt classée li tax may taaxirloon nit ñi c'est parce que li président diggee su amee décret de régularisation boobu su amee la ñuy war a soxla pour séddale ko dina toll noo xam ne ñu bëri daañ ci xaj te bu boobaa sans responsable dëkk bi yu cay am dootul nekk un problème parce que ñoom itam am nañ ci droit li mu warul am mooy ñu ni 100 kese la ñuy séddale ñu séddale ko ay kilifa kese mais bu ñu amee 2000 yu ñuy séddale 100 kilifa am ci jaadu na ay conseils 80 conseils municipaux am ci jaadu na ay travailleurs de la mairie ay militaires ay gendarmes ay policiers ak ay sapeurs pompiers yi jël ay risques pour waa Thiès am sécurité ak jàmm am ci jaadu na mais na jaar ci yoon Mbourkat extension yéen dañ fi toog Aliou Sow toj seeni kër kan wi la li ñu war mooy jàppale leen ma leen kenn moo am sañ-sañu def régularisation parce que de toute façon ce n'est plus une forêt muy président de la république ma leen dinaa ci dox mais ñuy wax population Mbourkat extension daal gis ñu seen bopp mais loolu maa ci dox xanaa yéen loolu ngeen xamul yéen da ngeen demee da ngeen toog ba mu yàgg rek président ñëw fi bi muy lancé KMS 3 rek ne leen dinaa ko régulariser mais comme li ma leen wax du lu ma dox wax ko mais comme nit aussi boo sentiree de l'ingratitude da nga koy wax parce que loolu mooy dëgg sëñ Cheikh Fall Mbawor dafa ni maslaa fu mu yàgg dëgg jóg fa ndax fenn lañ fay sutura waaye sëñ Babacar Sy nee na bul maslaa ba ñu maasaleel ñun ñi ñoo ko dox néew ma ñun kese ñoo ko dox nag du ñàkk yeneen autorité yu ne ci biir Thiès wala feneen dox nañ ci comme le ministre d'État Augustin Tine comme ñoom Abdou Mbow comme ñoom Ndeye Tické comme ñeneen ñu nekk ci biir dëkk bi du ñàkk ñeneen dox nañ ci parce que kenn du nettali sa géntu morom ak wala ngay wax ci loo fekkewu mënumaa wax ne keneen doxu ci mais man xam naa li ma ci dox mais yemul ci loolu damaa ñëw foofu man dama fa ñëw te du benn yoon am na benn boo xam ne dañoo juboon campagne devant ñépp ñu ne ma lii nga wax nii nangam ak nangam ñun de lii nangam bu amee ñun élection yow la ñuy voté man leen amee lu leen ma carte yoreelu leen ma ko loolu laa leen wax waaw man leen yoreelu leen ma ko loolu de man maa leen yoreel doxal leen lii parce que da ngeen maa dénk ba noppi sama liggéey la maanaam ma def sama liggéey du ngeen ne ma soo ko defee rek daañu la defal nangam mel ne da ngeen ma koy neexale déedéet loolu seen responsabilité la mais man ngeen voté mag bañ ma voté laa yemale man li ma war a def laay def su ma ko defee ba pare moo wàccoog sama borom xoolal ndax responsabilité yi ñuy dénkaane ak bu mu manti doon bu ci yàlla tudd ne man lay doon même bu leen neexul
mais lu ci yàlla tuddul ne yow lay doon du nekk yow loolu moo leer suñu bopp mais suñu liggéey dañ koy def kon côté boobu Mbour 4 extension moom mii def ci dox ay yoon yoon dena ba mii nga xam ne wàllu commission domaniale moom moo ko yor def ci dox ay yoon yoon yaakaar naa ni ñoom Samoura ak ñoo ñëpp xam nañ foofu la fa xew te foofu noonu bu ci waa Descos jógul sama mbokk gendarme yaa ngi fi il faut waa Descos jóg ci dëkk bi kër Issa ngi nii xam nga dañ ñëw informé na ma foofu nekkoon décharge ñu ngi koy suul ngir bëgg ca def dara dene ma lu ma leen wax dama leen bàyyi la ñu suul ko ba pare ndax ñun amuñu moyen ñu ko suulee buñ ko suulee ba pare ba def ne bëgg nañ cee def lu dul noonu ah daañ fexe ba duñ ci def lu dul noonu loolu la te ku fa tabax wala nga dem dëkk fa daañ la fa génne parce que normalul ñu ngi ñaan waa Descos di ñaan autorité judiciaire yi ci dëkk bi ñu jël ay dispositions pour que njublaŋ bi dakk loolu mooy affaire bi ñun dafa am lu ñu yore ak lu ñu yorewul ñun yoruñu justice ñun mënuñu dem di arrêter ay nit mais ñiy njublaŋ ñiy sàcc ak ñiy def spéculation foncière yépp xam nañ leen mais comme le président bi muy prêter serment wax na lu leer nee na il va en guerre contre les spéculateurs fonciers mais les spéculateurs fonciers ont un visage ils ont des noms ils ont des photos yu ñëpp xam il faut les identifier il faut les mettre hors d'état de nuire pour permettre à ces populations yu nekk Thiès wala ñu nekk feneen te soxla ci suuf si pour dundal seen njaboot ñooñu mën ci jot pour que seen njaboot am fu ñu suturlu c'est ça le problème. Ça c'est un appel qui est lancé au président de la République et qui est lancé également à l'ensemble des services yi nga xam ne ñoom ñoo ne dañ koy jàppale loolu mooy li xew